ni daanaka ñoom ñoo ŋànk wàllu yu ni mel rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi dëkkee ci yenn bërëb yi maanaam taxawalin bi nga xamante ni war nañ ko ci mën a am ndax ñi nga xam ne moo di boobulee maanaam comité ak nga xamante ni moom moo daal di rek maanaam yor lépp loo xamante ni moom moo nekk maanaam secrétaire exécutif bi kàddu yi moo jot a yëkkati waale bokk na ci ne li nga xamante ni moo di yenn zone yi ñu gënoon a nemmeeku daaw te mu amoon ay jafe-jafe tukkee ci wàllu mbënd mi mooy taxawaleen ba nga xamante ni war na fa mën a am léegi nag li ñuy dénk ak li nga xam ne moom la ñuy fas yéene maanaam pour di ci wax Ameth mooy du ñëwal taxawaay wala moyens yi nga xamante ni réewum Sénégal war na ko génne rawatina ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gouvernement bu Sénégal ndaxte réew yi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne mën nañu am ay jafe-jafe tukkee ci wàllu bokk na ci réew bi nga xamante ni moo di réew yi nekkee ci zone littorale bi di Mauritanie bokk na ci Sénégal bokk ci Gambie Guinée Bissau réew bi nga xamante ni moo di Sierra Leone Nord Sierra Leone ak Libéria réewum Côte d'Ivoire Ghana Togo Bénin Nigéria ba ci sax réew bi nga xamante ni moo di maanaam réewum Cameroun mais nag Sénégal moom 2021 mbir mi dafa jéggi woon dayo bu baax a baax rawatina dëkk ba nga xamante ni Kër Massar ak na nga xamante ni loolu dafa jote wane moo tax nag ñu ne ren ji fa nga xam ne moo di Kër Massar aussi wane woon na ko fa ak yeneen gox yoo xamante ni mu ngi nekkoon rek ci fi nga xam ne moo di biir Sénégal mais taxawleen bi nga xamante ni état bu Sénégal war na ko mën a am tey ak moyen wala lan lañ war a mën a àbb ngir rek fegg wala moytu bu baax a baax lépp loo xamante ni daal dina tukkee ci li nga xamante ni moo di ci wàllum mbënd mi ak taxawaleen bi nga xamante ni état bu Sénégal war na ko ci mën a amal rawatina juriñ bi nga xam ne moom la ñuy dénk wàll bi ni mel ndax gis nañ daaw la mu jotoon a wane ak ñëpp ñi nga xamante ni daanaka ñoom tamit jot nañ ci am ay lor waaye tamit li nga xam ne moo di taxawaleen bu ci état bu Sénégal amuloon lan moo war a mën a nekk tey saafara bi ba ren ji même bu fekkee ñu ngi séntu taw yu bari tamit ñu mën koo moytu ba du def yenn jéey yi. Merci beaucoup Babacar mu nekk lu am solo waaye mu nekk tamit loo xamante ne nii war nañ cee jël ay matuwaay damay bàyyi rek oustaz inondation bi mbënd mi nga xam ne jéeye la goo xamante ne nii ñu ngi koy bëgg a miis musiba la goo xam ne ñu ngi koy bëgg a miis ma bàyyi la rek nga sànni ci kàddu. waaw indi na lu am solo tey li tax li mu am solo mooy comme ñëwagul waaye ñuy fàttali autorité yi nii mi jëm suñu kanam. ndax daaw waa Kër Massar ak fu bari sax ci réew mi. waaye ñoom xañ na ñoom ñoo ci gën a métti le dund nañ ay jafe-jafe yu méttee métti. xam nga inondation wàllum assainissement buur yi dañ koy dafa yabuñu ko. xam naa Maria dina li tax loolu mooy. dafa nekk loo xamante investissement immatériel la maanaam loo xam nit ñi duñ ko gis. maanaam looy gas ci suuf protection yi sawaruñ ci ñoom li ñuy sawa daal mooy loo xamante ni nit ñi day fës xam nga inondation moom ku am volonté dëgg-dëgg moom moo koy def ndax loo xamante da ngay gas mën ngaa gas ay milliards dugal ko ci suuf kenn du ko gis ba mën nga ko régler sax moom inondation kese ñu yàpp ñu defoo dara ci réew mi ndax en général kenn du ko gis te protection yi dañuy bëgg lu ñuy def nit ñi gis ko waaye wàllum inondation dafa mën a dafa sonal nit ñi ndax loo xamante ni bis bu duggee sa kër gépp ndox la yow di ngay nekk ci njàqare sa matériel yëpp yàqu sa kër sax mën na ci yàqu waaye sa matériel yi nga jël muy meuble ak lépp lu am lépp nax saay ci ndox mi loolu dafa nekk lu yéeme tax am nga lu tax Kër Massar yéeme waaye am na quartier yi ne fii ci Dakar yoo xamante ni ñoo ko gën a ndaw te kenn mënu koo saafara moo tax ma ñu jàpp man daal état bi dina ci dem ba jeex waaye nañ ci gën a góoru daaw bi mu amee président Macky Sall waxoon na ni doon laaj ay rapport ndax defa nañ ci xaalis bu bari 2012 milliards yu bari ay plan décennal ak yooyu yëpp amoon na fi ba France daal di dem kon daal li comme jamono bi nga ko andi am na solo nañ ko réviser tawaat xoolaat plan yi ak programme yi defaat ci saafara gën cee dof ay saafara ba nga xamante ni at bii ñëw ñi ko dundoon daaw duñ ko dund incha allah. waaw inondation heureusement ba nga xamante ne c'est comme à l'accoutumée tel ne prévenir nekk li nga xamante ne moom la ñuy am pluviométrie année bii nii dafay bëri loolu kon ñoom jot na leen wax na leen que il faudrait que ñu teel a jug dégg naa nag keroog ñu ne dañuy def dans le cadre du PGIS benn cartographie zones yi nga xamante ne elles sont inondables au Sénégal waaye xam nga problème mu suñu dëkk mooy dañuy def cartographie xam ne que kër Babacar bu tawee xëy na meuble yi daal di lóor Babacar si jëm boppam am problème mu dëkkuwaay mais duñ ci indi saafara dafay tax ma revenir à chaque fois ci li may wax taf yëngal moo ñu sonal donc dañuy ut ay solution pour une durée déterminée te la plupart du temps dañuy jouer au sapeur maanaam da ngay bàyyi ba inondation daal di am nga daal di doog a indi solution te loolu du solution ndax loo xamante ne une période définie lay am ci at bi am nga plusieurs mois ngeen mën a waajal sa bopp ci sama xalaat bu gàtt sax war ñu bàyyi ba mois de mai di xalaat ne dañuy def cartographie zone yi nga xamante ni ñoo inondable
inondable au Sénégal loolu bu ñu paree ci nga xamante ne mooy saison des pluies rek dañ ci war a sóobu daal di ko préparer bu fekkee dañu war a dégager ay milliards ñu daal di ko dégager su ko defee zone yi nga xamante ne dafay inondé ñu teel fa solution bu dee population yi dañu war a déménager parce que loolu tamit problème la c'est vrai que l'État am na part de responsabilité waaye ñun Sénégal dañ fi am ay sancaan yu bees donc da ngay gis dëkk boo xamante ne dalay leer ne fii yoonu ndox la ndax amoon na marigot wala amoon na lac wala mbook sax dafa xaw a suufe ñu ñëw dëkk fa parce que amuñu fu ñu dëkk donc loolu bu la fa taw fekkee yi tamit yaa tooñ sa bopp waaye mënuñu en vouloir nit yooyu noonu parce que xëy na amul feneen fu ñu jëm te problème bu foncier fii nii ci Sénégal liñ ci war a régler bëri na donc le problème est large nga boole ci canaux yi nga xamante ne fa la ndox bi war a jaar ñu ngi fay def mbalit yenn saa ñu daal di rey ay animaux dugal ko ci biir bu ko defee mu daal di fatt loolu noonu yëpp bu tawee dafay indi ay problème yoo xamante ne mënuñu ko résoudre si ay 2 mois wala 3 mois avant l'hivernage il faudrait que ça soit des problèmes qu'on prenne à bras le corps dès le début de l'année maanaam bokk bu hivernage bi jeexee rek état bi daal di ci sóobu ànd ak organisme yu mu war a àndal ngir mën ci indil solution. effectivement daaw président bi demee Kër Massar mi wax ni dinañ def Kër Massar département so boobu lañ si gëj a xam dara. wax jooju sax dafa jotewul ak dara la nga xam ne moom lañ doon xaarandi ci moom. mi noonu ndax boo nekkee département dootoo inondé loolu laa doon laaj quoi. li ci garaaw mooy boobu lañ ko mujj a dégg wax jooju. xam nga Seyda par rapport ak li nga xam ne moom mooy inondé. waaw man damay sof ci li soxna Mariam wax rek ndax population bi tamit am nañ ci part de responsabilité bu mag ndax bu fekkee ne dañoo def lu mel ni que ay canal ngir dox mi di fa jaar ak yu demee noonu am ku jaar fee jël weñ gi ci kaw nga xam ne moo war a segg lépp dem jaay feeraay keneen ki ñëw jël mbalit tuur ci xam nga boobaa dafay sakk kon mu mel ni ki ñun tamit am nañ ci liggéey bu rëy boo xam ne itam won nañ ko ci liggéey parce que bu fekkoon na bàyyi nañ canal yi comme nañ ko liggéeyee woon respecté ko ba duñ fa tuur mbalit waaye duñ ko jël itam bu nawet bi weesoo maanaam jamonoy noor da ngay gis ne lu ci mel ni ndoxu waasintóor yeeg ak yeneen ndox yi nga xam dafay am salte foofu lañ koy daal di këpp ñeneen ñi ñëw gisuñu oto mbalit ñu jël mbalit ma sotti ko ci wala lu mel ni kii tabaski jot ñu jël mbooleem yi àndoon ci xar ma dugal ko fa xam nga su boobaa loolu dafay indi loo leneen loo xam ne sax maanaam du ñàkk ndox mi indoon na bi rek waaye mën na indi sax jàngoro parce que yooyu mooy jur ay yeneen yoo xam ne ni mën na indi feebar ci population bi yépp kon itam bu état jugee defar population bi tamit ñoom ñoo ko war a jàppale ci defar googu mu defar ci sàmm li nga xam ne moom la defar ndax suñu njëriñ la ñun ñëpp waaye itam comme ni ñu ko waxee rek oustaz wax na ko léegi dafa mel ni ki li ñuy gën a def seen loxo mooy li jëm ca kaw waaye mu mel ni ki li nga xam ne moom la société bi gën a yittewoo te mu nekk lu làqu dafa mel ni ki duñ ci def yitte bu baree bari te dafa mel ni ki loolu mooy tax nit ñi mën a nekk ci jàmm ndax mu mel ni ki comme daaw gis nañ fi ñu bari ñoo xam ne seeni matériel dafa yàqu ñii seen kër yi ñu yoroon daal di yàqu te gisuñu dimbale même bu fekkee ne sax dimbal am na ndax léeg-léeg ñu yóbbu leen ci ay école yu demee noonu mais dañuy mujj duñ leen fa bàyyi ndax buñ soxlaa école dañ leen daal di génne te doo xam tamit loolu fan la mujj après kon mu mel ni ki daal war nañu dimbale waat société bi ci wàllu dëkkuwaay yoo xam ne yu dal la daal. jërëjëf Oustaz Touré réew moo xamante ne ni wax dëgg yàlla musiba yu mel nii da ciy am bu ñëwee day solal askan wi lool yaa ngi gis ci photo bi ci écran bi nit ñaa ngi mel ni ku nekk ci géej ñiy gàddu gaas ay oto tëmb ci lan nga jàpp ne moom la jullit ñi war a taxawee nag pour yu di mel di fi géej. jullit ñi lañ si war a taxawee rek mooy gën a fonk lislaam gën a fonk alxuraan parce que baraana yàqute bu am si géej gi wala si jéeri ji la ko waral rek mooy bàkkaar yi moo ko waral mbënd yi ngay xamante ne mu ngoy gis jamonoy nawet wala yenn feebar yi nga xamante ne moo ngoy gis yenn balaa yi yëpp wax dëgg yàlla bàkkaar yu bari yi ci xeet bi rek moo ko waral borom bi wax na ne zahara al fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aydi nnaas liyuziqahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un mu ne yàqute feeñ na si géej ak jéeri ji si te loolu la ko sabab mooy la nga xamante ni moom la loxoon nit ñi fàggu mooy lañ def si ay bàkkaar moo waral balaa yeeg mbënd yeeg nattu yeeg feebar yëpp bàkkaar yi nit ñi moo ko waral léegi nag lu tax yàlla indi loolu mu indi balaa yooyu wala mu indi nattu yooyu ngir mu mosal leen loolu pour ñu delluwaat
si gannaaw la nga xamante ne moom lañ dem def rek si ay bàkkaar yi yëpp ñu jéem a dabaatal loolu pour tuub delluwaat seen borom suñu borom delloo leen xéewal nga xam ne moom la leen joxoon parce que inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla lam jox ab xeet du ko dindi mukk sa lam leen jox sa xéewal du ko dindi mukk du ko soppi mukk lu dul ñoom dañaa soppi seen situation suñ soppee seen situation rek yàlla soppi seen situation xéewal yam leen joxoon mu changé ko waaye fekk nag yaa nga xamante xéewal ya leen yàlla joxoon ñu ngi koy fonk naa xamante noonu tan ni noonu la suñ borom bëggee ñu koy doxalee noonu rek xéewal gu du ko mas a dindi si ñoom waaye suñ demee ba beew rek yàlla dana rocc xéewal ga si ñoom waaw di wax rek ñu gën a fonk lislaam rek gën a fonkaat téere yàlla bi maa nga xamante ni mooy suñ texee si àdduna mooy suñ texee si àllaaxira waaw man de Babacar lii laa dul baal kilifa parce que daa nekk loo xamante ne nii bettu la xam nga buñ bettu la buñ ne suba buñ jekki-jekki woon rek nga am dëj maara day taal loolu dalaa bett feebar jekki-jekki dal la loolu dalaa bett mais yii duma ko baal kilifa xarum tudd xarum tëbaski fourniture yooyu fayal say doom ak kër guy taaw ak koñ buy mbënd maanaam yii mënuma koo baal kilifa ndax yow nawet saa yu jeexee xam nga ne nawet daa ñëw li la dal ren ji xam nga ne boo ci jógul déwén mën na laa dalaat waaw maanaam yëpp wàccaayu at la. waaw kañ loolu laa doon wax léegi at ndax bu dee tudd moom juróom-ñeenti weer 9 mois juróom-ñeenti weer waaw. nga siq ak sa jabar jékki-jékki biir bi funki mu dem def test ñëw ne la mën naa am doom dans 9 mois maanaam nga xoole ba mu am doom ngay yalwaan xarum tudd mook yii mbënd yi moom laa mënta baal bi école tëj nga am loo waajee pour bu école tijjee nga jënd kaye yuy jar 150 ak 200 école tijjiwaat nga koy yalwaanal sa doom yooyu mënuma koo baal kilifa daal maanaam sàggante fa la mën a yem loo xamante ne nii bettu la dañ la koo compter xarum tëbaski at ba at la tëbaski di ñëw nga toog ba tëbaski des une semaine ngay yalwaan ci mbedd yeeg lu ñu la dimbalee ci tëbaski yii la xeet yi daal mënuma koo baal kilifa te mënumaa comprendre ku mu dal sa niveau sàggante fu mu toll ndax man bu fekkee sama néeg ren daa mbënd déwén naa ci jël pexe léegi waxuma population bi gouvernement bi laay waxal ndax fii yëpp seen néeg la seen kër la ñoom ñooy kilifa yi ñoom laa tuddee kilifa yi sàggante léegi lii am mooy li kii wax rek Oustaz Sall boo ko defee c'est des investissements yoo xam ne kenn du ko romb ci oto di ko seen booy campagne mënoo ko di photo di ko wane waale donc li nga mën rek mooy wax ko te boo ko waxee it politiciens yi say wujju saay-saay nañ saay-saay goo xam ne bu leen neexee ñu ne anam gisuñu ko donc dafa doon loo xam ne neexuta wane neex naa weddi moo tax sawaruñ ci waaye ku bu pale taawoon ren déwén taawaat de pale waaw bu yàlla dafa mbënd mi àgg ren nga xool ndax déwén dina taawaat te xam non ci même nawet bi sax du taawaat maanaam mbënd mi maanaam pare bu tawoon lënd bu tawee lundi mu taa mardi bu tawaatee du tawaatee voilà loolu ça veut dire que ni ñu am nañu moyen te am nañu aussi taxawalin bi war pour lépp loo xamante ni moo ci nekk xam nga daaw mënuñu wax fii déjà ñu ne am nañu ay plan yi ñuy teg plan yoo xam ne day mujjee sax nekk leçon yoo xam ne mën nañu koo jàngale ci école yi waaye plan bu ci nekk milliards yi ñu ciy déggee di ko ci def da ngay toog ba yow da ngay dégg ñu naan milliards yi dem na mais boo xoolee sur le terrain le résultat da ngay gis presque amul benn njariñ parce que daaw bu ñu xoolee li xew Kër Massar boo moytu loolu waroon na mën a yee sax bu nawet bi jeexee taf rek ñu ne on va engager des travaux yoo xamante ni mooy tax problème moom wàllu inondation waxuma Kër Massar mais fépp fu mu daan am ci Sénégal c'est fini mais bi mu jeexee gis nga ne coono yëpp teg nañ ko ci suuf Macky Sall càkkute fi mu doon def naan ñi ci laale na indi l'enquête mu leer ak yooyu yëpp ba léegi mu ngi nii France daani xëddin déggatuñu dara ba léegi itam la ñëwal travaux yi déggatuñu ci dara te xam nga tamit ñàkk taxawu ak ñàkk tamit damay delluwaat ci baat bi ñàkk ambition ñàkk bëgg-bëgg mënul weesu nit ñi ne ci mbënd nga dem ñu lay xaar ci leneen nga naan damay def dëkk département loolu ñàkk gis-gis mënu ko weesu ak yemul sa askan comme si département day dindi mbënd fekkee loolu mën na ci solution mais li ci mën a am ko ci mooy que ni réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk donc ñoom la yàlla jiital ngeen nañ dimbale askan ba seen jafe-jafe ñu taxaw leen ci rawatina li nga xam ne mooy mbënd mi ndax li mu avertissement bu mat sëkk la daaw nga ne lan lañ tegoon ay lan lañ tegoon ay plan waxal paa ay paa lan daaw li ñu tegoon ay paa lan maanaam paa yee lan quoi du ay paa de ay paa yu lan la moom la ñuy teg chaque année bu mbënd mi ñëwee ay paa yu lan loolu li ci nit ñi di ñàkk rek moo njëkk a métti
te xam nga daaw ba mooy fàttali sama waa ji Babacar Ndiaye ba muy filmer di filmer ba dugg ci fosse. te loolu yëpp ci mbënd mi la duggee woon donc xam nga loolu daanaka. mais Babacar nag dafa am benn problème boo xamante ne duñ ko prendre à la source parce que dañuy am problème occupation de l'espace. effectivement boo demee ci quartier yi nga xamante ne on les a construits sous le colonisateur lu ci mel ni Médina, Fass. c'est très rare nga fay gis inondation wala boobu bu amee inondation de mët 24 heures parce que am na assez de canaux d'évacuation yoo xamante ne def nañ ko fa ba lu mu metti assainissement dina mën a dem mais problème mu Sénégal mooy dañuy construire cité muy Parcelles Assainies muy Kër Massar muy feneen ak feneen cité yu bees yi dañ fay construire te duñ fa def assainissement donc man nag dama mën a xam ban saggante la état war a mën a sàggan ba mu ñuy mën a construire ay cité entière te duñ fa def assainissement amul kenn ku koy saytu amul kenn tamit kuy taxaw ne lii nii du yoon problème bi foofu la njëkkee problème bi xam nga loolu Maria daaw boo ko xoolee bu baax a baax laajal Babacar Ndiaye fi ñu demoon ci cité bi nekkee Al Azhar bi nekkee ci Tëngéej loolu mooy coole parce que ay cité la yoo xam ne dañ ko fa tabax non seulement amul assainissement bu baax mais ñoom fi ñu abboon pour ndox mi mën di fa jaare ji dafa dem ñu tabaxaat fa autoroute à péage bi mu bloqué waat ndox mi léegi bu taw amaatee day bàyyi waat foofu wàccaat ci biir foofu ñëw nag bu ko defee ñoom fa ñu dëkk ñoom mooy mujjee nekk maanaam lu ñuy yooyee dee wala mu nekk dex ba dem ba sax nit ñi dañu am problème pour dëkk foofu donc ñi nga xamante ni ñooy may gars yi autorisation wala di leen may opportunité pour ñuy jaay yenn terrain yi foofu la ñu war a mën a njëkkee coow li ba am na milieu yoo xam ne comme xam nañ ne waruñu ko tabax donc nañuy bañ ba bu kenn jaay nit ba muy dem di fa tabax sax wala mu fay nekk di fa dëkk quoi parce que donc lépp day dellu si waat rek ñoom ci seen ay responsabilité ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk réew mi jërëjëf merci beaucoup Babacar ma bàyyi la rek nga dem ci ñaareelu ponk waaw ñaareelu ponk bi ba léegi ci wàllu infrastructure lay desandi moo di lu ñëwal wàllum tàggat yaram maanaam stade boo xam ne mën nañ faa footballé ndaxte waa CAF ak ñi nga xamante ni daanaka ñoom tam ñoo yor wàllu woowu stade boo xamante ni day yelloo ak taxawleen bi nga xamante ni mooy war a mën a war ba Sénégal bi yenn jongante yi bu ko amee mu mën a recevoir ci biir dëkkam ndax dañoo xam ne ñoom CAF bu baax a baax ka ni ne maanaam Sénégal yorul stade boo xamante ni mën naa am taxawaay bu tax bu waree recevoir yenn équipe yi mu amalee ko ci biir Sénégal loolu nag nekk loo xamante ni daanaka ñu bëree bëri ci askan wi ñu ngi koy ñaawlu ndaxte li tax ñëpp di ci dellu siwaat mooy que ni bien vrai le président de la République Macky Sall la jëloon ay initiative ak ndogal yoo xam ne am solo la ak infrastructure yu mu jot a def ci wàllum stade fële ci diwaanu Diamniadio ndax dafa promettre woon askan wi carrément que ni atum 2020 bi ci la ñuy inauguré stade olympique boobu la nga xamante ni stade bu mucc ayib lay doon ngir lépp loo xam ne moo di wàllum tàggat yaram jëm ci wàllum football rawatina ñu war ko fa mën a amal mais loolu dafa mujj échec donc bi waa CAF dafay seen communiqué boobu la ne Sénégal amul stade boo xamante ni répondre na ci normes yi mën a tax muy accueillir match yi ni mel Sénégal yi di ci daal di xànju mais li nga xam ne nag moo ci yees mooy jërum bi ñu dénk wàllu tàggat yaram moom nag daal dina yëkkate ay kaddu ne fekk balaa ñu yeggee daal ci la nga xamante ni moo di jogante yi nga xam ne ñoo ci war a mën a am lu ñëwat stade ba nga xam ne moo di stade Lat Dior bu Thiès moom daara mën a noppi ba dalal li nga xam ne moo di jogante yi comme nañ ko fa daan faral di amalee loolee mën naa nekk ab solution wala sax nag dañoo amul du taar infrastructure boo xam ne moo sabab li ni mel donc Ahmed mu ngi noonu laaj baa ngi noonu. ma jox oustaz xam nga ci wàllu tàggat bi amuñu dara ci infrastructure yi ñu mën a tàggatee suñu yaram finalement réew mi amuñu dara. loolu de mooy sàggante gi ñu doon wax rek li nga doon wax xam nga dama indi année yu bari ñu ni gën nañ xaalis yu bari pour réflexionner stade yi. te loolu benn waaye donc moom moo ko doon gagné benn entreprise mooy li jaaxaloon ñëpp. nga xam ne xaalis boobu ñëpp ñu ci def comme ba fi mu ne nii mënuñu am benn jumtukaayu tàggat yaram waaw loolu moom doy na waar loolu. te boobu ba ci gën a doy waar mooy ka nga xamante ni ab entrepreneur la bëgguma dugg sax ci moom la ñuy jàpp ne entrepreneur la. moom kese mooy gën a ba ñuy defaraat stade Lat Dior bu Thiès ngir lu jëm ci wàllum gazon bi yooyu nee nañ waaja nga xam ne moo lañ ko dénk sax nekkul ni koo xam ne ku xale màcc la ci wàll waaw. te am na daal benn waaye boo xam moom daal mooy gagné marché stade yëpp bisimilah. xam nga ab lajj mënul. Seydou Mariama. xam nga li gën a bon lu mën a arriver à un gouvernement mooy manque de vision et manque de prévision. loolu bu la dalee rek da ngay am problème tous les jours ndax problème bu la te loolu nekkul seulement ci état mais être humain si jëmmi boppam. da nga war a am vision di def li nga xamante ni mooy prévision bu ko defee yenn situation yi nii doo ko mën a dund. on peut pas prendre des pays yoo xamante ne suñu ay pays limitrophes lañ lu si mel ni Guinée. daal di am ay stades yoo xamante ne dañ leen homologué. Sénégal ak lu ñu fiy wax ak lu ñu fiy tudd si ay milliards ak li nga xamante ne jàpp nañ ne am nañ ko. ak réalisation yi nga xam ne kii di président Macky Sall daf koy faral di wax mënuñu am stade boo xamante ne dañ ko homologué ce qui veut dire que quand on construisait ces stades mooy ñàkk caytu bi may wax sànq. Sénégal dañuy am idée am plan. daal di ko mettre en œuvre
te du am suivi. duñ ko topp ñàkk suivi boobu noonu. moo tax sa cappaandaw ga dañ fay jëlee ay déception. te loolu tant que mu ngi am ci dëkk bi dañuy continuer di am yenn situation yi nga xamante ne dañ jékki-jékki saa dal suñu kaw ku nekk di jéem a ut ay excuses ku nekk di jéem a rassuré wu alors que la vérité elle est déjà là te kenn mënatu ci dara xanaa ñu daal di gën a defaraat suñu toogaay ñaan yàlla am njiit yoo xamante ne dinañ mët boo xam ne Sénégal lépp luñ fi soxla wala lépp loo xamante ne mënta ñàkk ñu daal di ko am. au moins waaw man li ma ci wax rek mooy dafa mel ni ki féppay xasan. foo laal muy métti waaw mooy li ñuy woowee féppay xasan dama xamul nag dañuy wokkandoo yëpp wala dañuy wokk par benn rek ba baa muy jeex tax boo demee ci santé lii la ñuy jàmbat nga dem ci mbirum jàng ak jàngale bi lii la ñuy jàmbat nga ñëw ci sport bi naka noonu dafa mel ni ki daal jot nañu defaraat sunu toogaay rawatina état. xam nga mooy bëgg mbir te doo ci def la ca war. mu ngi mel ni nga bëgg di ji gerte. bëgg a góob mboq xaw ma récolter mboq. loolu dafa mën a nekk donc ku nekk li nga ji moom ngay am. moom mooy suñu sport bi li mu mérité rek moom lay am. donc Sénégal amul benn stade Sénégal amul benn coupe d'Afrique. c'est tellement simple. effectivement donc tey jii nii boo xoolee ñi ëpp trophée en Afrique Égypte la avec 7 trophées après Cameroun moo ci topp. donc dafa am lu muy signifier loolu. boo demee ci club yi club yooyu ngay déggaat bu ñu ñëwee ci Ligue des champions Afrique wala Coupe CAF ñoom ñoo koy jëlaat. ci 10 dernières années yi boo xoolee pays Maghreb yi ñoom ñoo jël 5 yi. ci 10 dernières années yi. muy Égypte moo ci am 4 su ma juumul Algérie am na ci après Tunisie am na ci. loolu lu muy wunduwaat mooy 10 dernières Coupe d'Afrique yi pays Maghreb yi ñoo jël 5 yi. léegi ñun ñi des ci Afrique ñu séddoo lu ci des. donc pays Maghreb yi xoolal seen infrastructure yi. contrairement ak yeneen pays Afrique yi des. boo ko yóbboo ba ci àdduna bi ñan ñoo dàq football. européens yi. lan moo tax ñu dàq football ñeneen ñi moyens yi ñu ciy def duñ ko ci am. léegi nag ñun tout le temps dañuy attardé wu ci ay détails yoo xamante ne nii amaluñu benn njariñ détails yu sélectionneur bi. détails yu joueur bi Sadio Mané moo raté bal bi nangam ak nangam mais président bu fekkee penalty bi nga xam ne moo mën a tax ñu jël coupe d'Afrique moom saa yoo ko joxee da koy raté muy budget bu am solo mu war cee tabax luy tax ñu jël coupe bi saa yoo ko joxee mu raté penalty boobu Sadio Mané boo ko joxee penalty bu ndaw bi du ko raté da koy raté tamit parce que njiit lu njëkk li moom lay raté donc Aliou Cissé mi nga xamante ne coach 22 équipes dong la joxuñu ko ay milliards nga bëgg mu jël coupe te ki nga xamante ni jox nañ ko moyens yëpp armée police lépp te mënul régler yenn problème yi nga bëgg moom mu régler yenn problème yi beneen coach bu ndaw bi nu muy régler problème yi du ko régler quoi en grosso modo ñun dañuy fal suñu njiit yi askan wi nag laay ñëw ci seen responsabilité yi tey jii ko wax dañ naan la Matar Ba dafa baax Matar Ba dafa nii dafa nangam parce que kenn ku nekk boo ko gisee ak moom surtout suma mbokk taskatu xabaar sportif yi boo gisee ak moom mu am lu mu la may wala ñenn ñi nga xamante ne nii ay ñu baal ma ci terme yi ay genre géwalam lañ loo wax ñu ne baax na donc ñoom ñooy occupé médias yi di wax ne waa ji dafa baax waa ji faluñu ko pour juddu bu rëy ak baaxaayam wala alal jum ñuy may mais pour lu ñu mën a teg suñu bët ëllëg bu fi jógee ñu ne Matar Ba moo réalisé woon lii donc en terme infrastructure boo doon def bilan am lan ngay wax arène nationale ak jeex na côté football lan lañ fi def dara promotion yi nga promo ville yi nga doon xam ak ville verte yi nga xam ne maire Khalifa Sall mu ngi ko doon jéem sax pour 19 villes yi nekk ci commune de Dakar ku ne am stade faagaagal nañ jëlee ko fi ndax ay histoire politique ba pare ñoom bi ñu ñëwee loolu jéemuñu ko continuer comme li ñuy wax état continuer bu doonoon da ngay éliminer waa ji lu baax li mu amoon bébét sax yow nga àggali ko xayru mais da nga koy éliminer ba pare éliminer lu baax li mu doon bëgg a def après loolu lépp naax saay je pense que ne Coupe d'Afrique Sadio Mané bi mu jëlee Ballon d'Or bi yéen a ngi koy fàtte Ballon d'Or bu ngeen seetloo ba léegi Ballon d'Or bi ñëw daa rusa ñëw fii Sadio Mané ba mu jëlee Ballon d'Or bi léegi mu mat attaque lu teg ba léegi Ballon d'Or bi mënuñoo fexe ba mu indi ko présenté ko Sénégal parce que Ballon d'Or bi dafa rusa wàcc Sénégal parce que mérité wuñu Sadio Mané bu dox loolu fu ñu ko mérité non en fait Ballon d'Or bi na ñëw ba léegi Ballon d'Or bi mënul ñëw saa yu naree ñëw événement am Sénégal Ballon d'Or bi toogaat problème bi fi muy nekk mooy imaginer tey même bu fekkee dañoo dem sax au niveau international ci wàllu football Sénégal tout mënul ñàkk génn parce que lu tolloog ñeenti at mu ngi nii compétition bi gën a am doole ci Europe doomu Sénégal day bokk ci final Sadio Mané
ki nga xamante ni daanaka Idrissa Gana Gueye moom tamit confirmé na ko ñi ñëw dellu si waat encore Edouard Mendy ren encore moom tamit qualifié waat na pour bokk ci ki nga xamante ni war na bokk te Sadio Mané tey mënuñu tudd tey les 10 meilleurs footballeurs du monde te mënuñu ko ci boole. donc imagine loolu déjà nga am ko ci wàllum performance te ci wàllum infrastructure nga ci échoué d'une certaine façon donc échec bu mag a mag mënul weesu loolu muy wane rek ne càggante gi dafa mag trop parce que bu ñu amee tey Demba Diop ñu ne problème moo fa nekk ñu xalaat ko fàtte ko carrément stade bi nga xam ne mooy stade amitié moom tamit mooy Léopold dafa mel ni léegi fàtte nañ ko booleetuñ ko ci dara léegi lan lañ def mooy gestuwaat nañ ñoom ñoqatiwaat ay milliards yi suñ gafakam réew ñu ngi koy xalaataat beneen stade olympique boo xam ne diggoon nañu ne benn at daanaka mu ngi nii la waroon pare te ba léegi France daani xëddeen donc peut-être que def nañ ay jéego ci wàllu taxawaleen ci stade yi nga xam ne mu ngi ci mais li ñu war a def moo ëpp lool fuuf li nga xamante ni daanaka moo desanti te lii yaakaar naa ne ñu ngi wax scandale mais gàcce mënul weesu Sénégal ak fi mu toll tey classement buñ ko defee faa mu bokk ci minimum les 3 premiers mënul am stade bu ni mel donc loolu moom échec bu mag a mag la ci jëwriñ bi ñuy dénk wàllu tàggat yaram comme ci ki nga xamante ni moo yor fédération bi ba ci sax nag seen njiit mu di njiit réew mi Ahmed. waaw après tamit maa ngi doon wax ci Sénégal part de départ responsabilité la am. mais dafa mel ni Sénégal départ la am ci lépp mais amul arrivé. mooy ñàkk suivi bi ak gestion waaw te ñun taxawal dañu ñu am ci war a problème am. mu gestion ressources humaines am problème mu gestion financière am problème mu gestion des infrastructures te loolu noonu mooy li may wax rek ça commence au plus bas mooy dans les entreprises te entreprises yooyu noonu ñoom ñooy màgg ba daal di gérer état donc la rééducation elle doit se faire pour le Sénégalais lambda dans sa mentalité pour que yenn paramètres yi ni mu koy jël en compte dans son cerveau. effectivement mais Maria wax na dëgg man responsabilité boobu sax laa bëggoon a wax muy ñun sénégalais lam daal xam nga tey ji boo demee ñu ne la FIFA daf ñëw recalé ndax ay douche kaaf du moins pardon ndax ay toilettes yoo xamante ne nii dafa des toilettes yi wala matul ak vestiaire yi bokk na ci ponk yi ñu gën a non mooy fi ma la bëgg a waxee mooy fi ñuy dem tout le temps comme li mu wax ci entreprise yeeg yëpp mooy tuur ndox bàyyi ko noonu doo ko ci sotti dem ba mu bouché wala jël mouchoir yeeg kayit yeeg yëpp boole ci sànni ci xëpp dem sa yoon loolu moo am ci stade yi suñu stade yi amul kenn kuy nekk ci kaw turbine bi bëgg a tuur ndox dem ci biir douche bi parce que doo sax dem da ngay xam ne na muy mel du jaadu da ngay obligé dem ci miiru stade bi di fa tuur ndox beneen bi moom mooy yàq gi ku ci mer ñu dóor sa équipe wala ñu def nangam nga yàq après bu ñu kaaf kiiwee ñun ñu daraat ci kaw état bi beneen bi mooy xamuñu luñ bëgg nag parfois nga stade yi nag wax dëgg yàlla manqué na nag dal ñun ñëpp metti nañu nga buñ ko fi commencé woon tabax ñu ne ñoom ñoo ko tax am na priorité waaw am na leneen lu gën a ay tabax nekk stade am na leneen lu gën a nekk priorité am na leneen lu gën a nekk priorité loolu la ñuy parce wax que finalement tamit kenn xamul lu ñu bëgg non am day dem bu mujjee lenn rek la rééducation bi Maria wax rek loolu la ñu commencé ko à la base rek jéem a yëgal parce que lépp am na loo xamante ni gis nga li ko war a sos wala li ko war a sof bu baaxul xam nga tey booy tabax fondement bu baaxul yàgg-yàgg danaa nërmel rek jërëjëf waaye loolu la jërëjëf Babacar am na solo di la jaajëfal bu baax a baax ñu bàyyi la rek